bi ñoom la féete ginnaaw yal na leen yàlla delluwaat seen i kër waaye xam ngeen ni tey nag saa su ne bu émission bi jotee damay ànd ak sama ñaari jàmbaar yoo xam ni dama bokk ak ñoom plateau bi ku mel ni tey Koso Mbaye Peex sama xarit ak Matar Gise mii toog nga xam ne tey dafa ñëw ànd ak ñun ci plateau bi si course hippique Matar ñu ngi lay nuyu. waa jërëjëf suñu baay ñu ngi lay nuyu di sant yàlla di julli ci yonent bi di sant suñu waajur di sant borom kër gi yàlla na ko yàlla defal jàmm jël bés bi tey nag nga xam ne tey la fête du travail ji képp koo xam ne nii yaa ngi liggéey ci kër gi ñu jël bés bi rek teg ko sa loxo nuyu sama rakk Koso Peex mi nga xam ne tey ku leen gis ngeen toog du leen laaj loo leen fiy def ndax ku xam góor gi Abdoulaye Mbaye Peex xam ko ci course xam ko ci fasu course ndax nag moo ñu teetee li may faral di wax dañ koy ñaanal mu dund téeméeri at yu teg juróom fukk ndax bu ñemee bay toog plateau di toog nit ñi di ñu gis wala ñuy wax ci fas ñeme ko lool góor gi Alaaji Abdoulaye Mbaye Peex la ma nga Tuubaa nag waaye mi ngi ñu jóge lool bu ñu juumee mu jubbanti ñu kon ñu ngi ko ñaanal leen ñaanal ngaraw gi ñaanal waa Dakar TV yal na leen yàlla defal jàmm. Koso Mbaye Peex ñu ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki àdduna bi mbokki turfis tey nag ñu ngi fii seen émission bu mag bi nga xam si ni mooy Ngawar gi ci télévision bu mag bi nga xam si ni mooy Dakar TV international waaye tey nag man toog ak ñaar ñu nga xam si ni kenn la ci man maa ngi toog ak sama wet ki nga xam si ni mooy sama papa Cheikh waaye tamit di toog ak keneen ki nga xam si ni moom ci course la bokk dëkk ba Daara Jolof te bu waxee boo tuddee Daara Jolof rek wax course muy sama mag di sama xarit Matar Gise tey nag ñu ñëw bokk plateau bi di ci am kontaante bu baax di ko sant bu baax di ko gërëm di nuyu tamit waa Daara Jolof gam jugee tey ñu ngi fii ci Dakar TV international ci émission bu mag tey nag ñu fas yéene woon dem Thiès 18e journée bi ku na xam si ni course bu mag am na fa Papa Cheikh damay daal di bàyyi la nga dugg rek ba ci kanam bu ko defee ju daal di dem ca course ba. jërëjëf Matar jërëjëf Koso. xam ngeen ni dimanche bi ñu génnoon moo nekkoon 18 journée. fële sa Thiès hippodrome Ndiaw ma koddu si rawante bu métti boo xam ni mu doon 5 courses yoo xam ni daw na fële si hippodrome Ndiaw ma koddu. Matar tey boo doon wax Thiès la fa xewoon dimanche lan ngay indi. waaw xam nga dañoo njëkk a ràng 2 ans yi tey nga xam ne ki nga xam ne xaw na faa gëj tuuti dafa demoon reposement muy Lougaloo bu Omar Bawo Junior nga gis bi mu ñëwee wax naa ko Koso bi mu ñëwee dana gars yi toog leen damaa bëgg a teel a ndogu ci. te la mu waxoon def na ko. dóor nañ ko mu daw génn te bu génnee benn wëndeelu la mu ak xaaj benn wëndeelu ak 200 mètres nga gis ne Lougaloo def. Lougaloo yàlla dimbali ko mu jël ca premier kon Lougaloo dafa delloowaat mbattu ca ndaa la. ndax favori buñ ko tuddee léegi-léegi ci catégorie nga daw génn ñëpp dañ naan xamoon nañ ko. waaye léegi-léegi loxo dañ gémmiñ course dafa tëddee noonu li ñuy wax mënoo ko pronostiquer te dawuñu ba teer. waaye léegi-léegi da ngay gis ku jël premier ñëpp na xamoon nañ ko te Lougaloo mi ci la bokk. mooy premier course bi. wax dëgg yàlla moo ko raw bu set wecc la ko Lougaloo raw Kasumay 2. mos na fa am premier. daw deuxième ko. daw deuxième Lougaloo. kon nga xam ne course boobu. boo ko seetaan xam nga ne 18e journée bi daal. ci luy baax la première course bi naan la demee woon. première course bi dana bëre. yàlla def jàmm ci Lougaloo mu daw génn. bi mu dawee génn ba teer Kasumay 2 deuxième ko. deuxième bu leer ki nga xam ne mooy adjudant taxaw ci 3e bi wax dëgg yàlla te Lougaloo comme raw ndax fa mu bokk tax Bermako. te Lougaloo li may wax. benn jour génn nañ ci Sadou Sall Lougaloo dem reposement. Sadou Sall ñëw na leen ma ñëwaat. kon yàlla dafa def jàmm ci fas te ren course ren bi li ma wax sànq rek day ci luy baax amul ruq bi set mën ngaa raw tey suba ñu def la favori ñu raw. Baye Cheikh. Koso. waaw moom ni mu ko waxee rek. Lougaloo dafa gëjoon na ñëw. te bi ñu demee ci stade gis ko mu ñëw lan ni fas wi. nga xam si mooy Lougaloo gëjoon naa ñëw tey lu mu indi. ndax maa ngi koy wax Matar. keroog ban toogee gis ko lu mu indi ban joxe départ bi ni ñu ko gisee dafa génn ba ni mu yegsee. kon nag dañ ciy wax jaaraama làmb faar. waaye course yokkati na. course amati na solo. ndax koo jox favori benn dimanche bu ñaareelu dimanche ba dootoo ko joxat. ndax fas yëpp danoo pare. te écrit yëpp waaj. waaye tamit dañ ciy jaajëfal. ki nga xam si ni mooy sunu papa nekk président CNG course et puis muy papa Cheikh Tidiane na matukaay ju ne jël na ko ci course. lu ne def na ko ci course. doon koy ñaanal yàlla rek. fi mu bëgg a àggale course yàlla na koy àggale papa Cheikh. nag dimanche bee ñu jëm nag dimanche bi ñu jugee.
course ba fa amoon na solo lool. amoon buñ toogee ba ci kanam rek danañ la indi élément bi ñu seetaan. ndeysaan sa papa sa waajur El Hadj Ablaye Mbaye Peex ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam def na lu ne ci course. damay faral di wax man danaan naaru góor yàllaa ko teral. du sol mbubu du sol tubay waaye fu mu dem gaa yi wër ko. waaye Matar fu mu dem gaa yi wër ko lan lay feeñee. waaw xam nga tey ñu daan xare. da ngay dégg ñu naan la keroog Serigne Touba bi muy jóge Mbàkke Bari. di dem wuy ji tubaab ba Ndar naaru góor la war. keroog ba nga xamee ne la jor ngoone la te mi ngi dëgmal jëm la dem déqale naaru góor la war. laa ilaaha illallah. keroog ba nga xamee ne Alburi Njaay mi ngi dëgmal ñëw saag ma Sadio naaru góor la war. laa ilaaha illallah. keroog ba nga xamee ne Seydil El Hadj Malick mu nga jóge Tiwaawoon Ndar di jëm te naaru góor la war. laa ilaaha illallah. kon loolu moo tax naaru góor te naaru góor yàlla may na ko loo xam ne ni mën nga koo war a Ndakaaru jëm Thiès mu dee ci yoon wi te fii ak àggoo du daan. laa ilaaha illallah. loolu yàlla ak ko terele. laa ilaaha illallah. kon li El Hadj Abdoulaye Mbaye Peex di wax mën naa ñàkk sol tubéy sol mbubb waaye fu mu dem ñu xool. lu tax balaa daw jant bi lang. waaw xam nga balaa daw jant mooy gars yi dañuy yàkkamti course gars yi di ko wóoroo ñi di ko ñiirantal ñiirantal googu ñu koy def parce que li saxiir moo koy wax saxiir caam nee na lu ma raw lu dul naaru góor neexuma course yëpp neex na ma waaye lu ma raw lu dul naaru góor gisoo course bi bu naaru góor yi bu ñu leen takkee Dardas daw romb gars yi tàccu léegi-léegi am Medina daw romb gars yi tàccu duma yéen génn gars yi tàccu nga gis li yàlla def ci naaru góor fas yëpp baax nañ mais da ngay gis balaa daw bu ñu dawee romb la rek nga gis public bi jóg. te day doon juróom-ñaari fas. day juróom-ñaari fas. juróom-ñaari fas yi tolloo catégorie. wallaay tolloo doole méngoo. loo raw lu dul naaru góor neexul. neexu la ci ñëpp nag propriétaire yëpp. ko ci raw. lu la neex rawal waaye naaru góor moom fii ak demoo dimanche def ko sa poos bi rek rawoo. ndeysaan ñoom pour ñoom. ndeysaan. waaw ndeysaan dégg ngeen Matar loolu mu wax si naaru góor. waaye xam ngeen ni dimanche bi ñu génn moo nekkoon 18 journée fale sa hippodrome Ndiaw ma kaddu waaye nag sama doom sama xarit ko sa Mbay Peex teewaloon na ma fa damay dem Rosi nag ñu dugg nag si première course bi ñu xool lan la fa ko sa Mbay jëlee. salaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki àdduna bi mbokki turfisi man la ko sa Mbay Peex maa dellu si waat ci seen émission bu mag bi nga xam si ni mooy Ngawar gi waaye nag ñu ànd ko seen télévision bu mag bi nga xam si mooy Dakar TV international tey nag ñu ñëw ci hippodrome Ndiaw ma Codou Diop bu Thiès ci journée bu mag ci 18e journée ku ci ne xam si ni nag tey journée bu raw nga xam si ni première course bi mooy nga xam si nga gis mooy fas yi nga xam si ni ñoo am ñaari at ñi ngi jaw ci distance 1200 mètres ñu nekk fukki saw ak benn ci seen ci première course bi muy mooli mën a daw ñoo nekk nii ñoo war a daw première course bi. waaw fas yooyu ngeen gis nga xam si ni ñoo nekk poulet de 200 yi nga xam ñoo nekk ñaari at takk na nee nañ jockey à cheval ñi ngi nekk ci 11 partants ñu war a daw ci distance 1200 mètres numéro 1 rak ci Adja Khady la propriétaire Mame Souley Diop corde 1 numéro 2 la reine de Sabala propriétaire Abdoul Khadir Mbaye la corde 8 numéro 3 Touba Belel propriétaire Cheikh Bamba Dieng corde 4 numéro 4 Lougalo propriétaire Cheikh Mbacke Bao corde 5 numéro 5 Kasumay 2 propriétaire Pape Seck corde 10 numéro 6 Ñalbatu propriétaire numéro 6 Ñalbatu propriétaire Ale Diagne corde 7 numéro 7 Adjudant propriétaire Alou Seck corde 6 numéro 8 Mam Pamel propriétaire Abdoul Khadir Mbaye corde 3 numéro 9 Assou Gaynde propriétaire Mohamed Diop corde 2 numéro 10 Damel Amérique Ngone Sabel propriétaire Babacar Magnick Fall corde 11 numéro 11 Didja propriétaire professeur Sakhir Thiam corde 9 loolu ngay gis mooy première course bi nga xam si ni moo nekk plus de 2 ans yi gars yi nee nañ jockey yi nee nañ à cheval gars yi war nañ ña nga dem ca box ba laay la tey nag course ba day dina fi am ndax gëjoon nañoo gis fas wi nga xam si ni mooy lugaloo tax nga xam si ni moom moo nekk ci favori ci plus de 2 ans yi ñetti dimanche ngi nii gisuñu ko tey nag mu ñëw te tey nag kenn xamul lan la indi mu ànd ak waa écurie Lamba Far waaye mu ànd ak Pape Sall bi nga xam si ni moo nekk Omar Ba Junior ci écurie Lamba Far tey mu ñëw indi lugaloo waaye tamit nag gis naa fi Kasumay 2 Ñalbatu ñëw na Mam Pamel ñëw na Asu Gaynde ñëw na rak ci Adja Khady ñëw na tey ci course bu rëy gaa yaa ngay dem ca box ba takk nan na nga dem ca box ba di jaajëf sunu maman tuuti
di ko ci nuyu di ko ci ñaanal yàlla defal ko jàmm ak doomam ju baax de Papis Niang ak Faafu Niang ñu ngi leen di nuyu kenn du ñoom waaye gaa yaa ngi ci départ ba gaa yaa ngi ci départ rafet na de rafet na kenn du Dakar TV première course baa ngi noonu tey fas yu mën a daw rek a fi nekk Louga loo ñëw na te Louga loo gëj nañ koo gis ñalbatu ñëw na damel am na gën a sabel gaa yi jug nañu daw départ nan le départ est donné le départ 2 ans yi jug nañu Kasumay moo nekk ci kanam ak Louga loo Kasumay moo nekk équipe Lamb Far ak Louga loo moo génn Louga loo dawal nañu Kasumay dawal nañu Taïf ak Bayla dawal nañu la Reine de Saba laay leen la Kasumay 2 Louga loo mi ngi ci kanam la Reine de Saba mi ngi ko sëkkatal dawal nañu Louga loo Mam Pamel ñëw na ci kaw Louga loo en 80% la Reine de Saba Louga loo Mam Pamel Fallou Diop moo ko war laay leen la gaay rungu nan gaay dawal nan Louga loo ma nga ca kanam Mam Pamel mi ñëw 2e position waaye laay leen la ku subare na dawal nañ Kasumay Kasumay mi ngi 2e position 1e position Louga loo waaye ñoo ngi jaajëfal waa écurie Lamba Far Kasumay 2 Louga loo yegsi nañ ci 200 mètres à l'arrivée Kasumay 2 Louga loo Louga loo raw na première le numéro 4 Kasumay 2 première le numéro 4 Louga loo deuxième Kasumay 3e adjudant 4e la Reine de Saba loolu ngeen gis moom mooy premier. asalaamaaleykum waaw kii nag mooy sunu papa mooy Cheikh Tidiane Niang sunu papa Cheikh Tidiane Niang moom mooy président CNG course hippique moom moo waral tey jii ñu dawal ci weeru koor bi di ko wax papa ñoo ngi lay jaajëfal. maa leen di jaajëfal man tamit. waaw papa ku ne xam na ni ñu ngi ci weeru koor te yàlla bi mu dogalee mbas mi jeex ba amateurs yi ñëw ban dawal génn ci dugg ci weeru koor noo ko gisee ban jàng-jàng nga ci am. ah ñu gisee de mooy di ko rafetlu rek di sant yàlla di sant amateurs yi en même temps parce que lii lu am solo la parce que li nga xam ne moo am ba des mooy course hippique moom toll na foo xam ne fii ñëpp ci war a jàpp bu mu tàkk. parce que lu ñu mën yëpp ñu ngi koy def pour développer filière bi yàlla jàppale nañu ci aussi amateurs yi ak propriétaires yi ñëpp ànd ci jàpp ba fi mu ne ni ñu am résultat par rapport ak ñoon def ñu ñaan yàlla nag yàlla dimbale ñu ba ñu terminer saison bi parce que des nañu encore 13 journées à organiser 13 journées yooyu nag yaakaar naa ne suñu war a boucler saison bi et dana fekk nañu dawal grand prix yëpp plus particulièrement le grand prix chef de l'État muy bés bi nga xam ne amateurs yëpp ak supporters yi ak propriétaires yi moom la ñuy xaar. waaye nag kii ngeen gis nag mooy sama mag mu jóg peex mi nga xam si ni moom laa àndal fekk ko ci course bi ma ñëw ci course bi fekk ko fi mu ciy def liggéey bu rafet tey nag mu jóg waa Dakar TV international ñoo nekk nii tey lan nga leen wax. xanaa ko sa nuyu la rek nuyu la ziar la ak tamit di la ñaanal ci liggéey bi nga xamante ne moom nga nekk di ko liggéey yàlla jàppale la ci yàlla yokk la ci yàlla gën la ci kàttanal parce que fas moom yaakaar naa kenn du la ko jàngal doomi Alaaji Abdoulaye Peex kenn du ko jàngal fas donc mbootu ndox rey ko tey nag ñu nekk ci 18e journée mu nekk journée boo xam si ne tey journée bu neex la journée boo xam si ne fas yu bari ñëw nañ ci waaye tamit dafa am lu nekk suñ kanam ñuy waaj ay grand prix yu am solo ku ci mel ni grand prix première dame gis na sànq ñi ngi ko annoncé léegi nii grand prix chef de l'État gis nga noonu ñu ngi koy annoncé grand prix Kirène bi nga xamante ne Omar Bao CRG bu Dakar ñu ngi koy annoncé sànq ak yeneen grand prix Renaissance africaine nga xamante ne Welcome Event tamit ñoo koy tëgg ñoom tamit ñu ngi koy annoncé am ay courses yu bari yoo xam si ne su koor gi jàllee rek juste rek grand prix yu bëree bëri ci leen jëm tey nag la ñu am 18 journée mu nekk loo xam si ne lu am solo ñu ciy remercier bu baax a baax le CNG course hippique nga xamante ñoo am courage dawal ci confinement
dawal ci huis clos ba tey jii nit ñëpp ñëw toog loolu nag ci seen xarañ la ci seen nangoo liggéey la ci seen taxaw jàppale course hippique loolu tamit dañ leen ko nangul jaajëfal leen ci bu baax a baax. waaw gis ngeen loolu moo xew fële sa Thiès hippodrome bu Ndiaw Koddu muy rawante bu metti ñooñu ñooy mool 2 ans yi nga xam ne mooy fas yi am ñaari at ñu doon fukki fas ak ñaar waaye nag Koso Mbaye Peex sama doom moo fa teewoon defe naa ni Koso Lougaloo moo raw. Lougaloo moo raw moom laay wax saa yu sax ni ko Lougaloo favori la. ndax mool yi muy dawandool moo ci nekk favori ñu gëjoon koo gis nag ñun toog presque toog nañ lu mat ñeenti dimanche ba ko juróomeel sax gisuñu ko tey nag. boobee nag waa écurie Lamba Fall ñoo ngi koy defar di ko tàggat di ko defaraat tey nag mu ñëw bi mu ñëwee nag raw wax kenn néew ni déedéet parce que xamoon nañ ni li muy indi ndax boo ko gisee ni mu ñëwee beneen fas yu nga xam si ni moo nekk ci wetam jël deuxième muy Kasumay 2 ñu bokk même écurie Lamba Fall tey ñoom ñooy course bi Lougaloo génnee ba teer ñëpp dañ ni waxoon nañ leen ko ndax gëjoon nañ ko gis tey xam nañ bu dawee li muy indi. tey waa écurie Lamba Fall yëpp kontaan nañ ndax ñaari fas Omar Ba ñu nga jiitu loolu du réer damay daal di bàyyi rek ki nga xam si ni mooy Matar mu dem ci résultat bi. waa jërëjëf ko sëñ Koso xam nga yaa ngi seetaan bi kii war Koso Mbaye bi nga xamee ne dese nañ lu mat 500 mètres. ci la ne nag xaaral ma dawal nag boo gisee moom booy bi ñu ngi ànd lëngoo di jëm nag ci 200 mètres bi nga xam ne nag ñoom ñaar ñëpp dañoo téye fu premier bi dem baax na. waaye nag Lougaloo temps bi mu def sax dafa baax dafa def 1 minute 31 secondes. dafa baax. ci li nga xam ne moom la def gis nga deuxième bi nu ko Kasumaay def. Kasumaay boo gisee ci arage bi la jaar fii fi naan jaar na ci autoroute à péage ba ca kaw. parce que fas yi boobu ñu ngi dawal la Reine de Saba pour mu daw jege ji Lougaloo waaye Lougaloo comme neen ko ci jógee Kasumaay dee na ko xaaral ma ñëw sikk ma la ñu ànd daw teere di taxaw ci xaalis bi. Kosumaay ak Lougaloo ñoo bokk leen. waaw gisoo ñoom ñaar. booy gisee ci 200 mètres bi ni ñëw ñu ngi waxtaan. am na waxtaan parce que booy bi léeg-léeg nga gis léeg-léeg nga dégg ñu naan la téye la defal ndànk. léeg-léeg ñu wala ñu bàyyi la nga jël premier mais Lougaloo dafa miin premier. mooy favori. dafa nekkoon favori ci 2 ans yi. yàlla dimbali ñu ba mu ñëwee tamit nga xam ne daw na ko ci 1 minute 31 secondes. ki ko deuxième. di Kasumay 2. moom tamit wax dëgg yàlla di fas woo xam ne baax wax na la Reine de Saba tamit nekkoon fas woo xam ne nii tamit ñi muy yaakaaroon nañ ne moom tamit. war naa mën a jël premier. Baye Cheikh. Koso. dégg nga li Matar wax am na solo lool si diggante Lougaloo. Lougaloo buñ ko tuddee xel yëpp dem ci écurie Lamba Fall. te Louga bu rawee rek. te Louga bu rawee peex raw na. Kébémer raw. ndax Kébémer ay raw. Daara Jolof raw. mooy suñu réseau ndax Louga mooy peex. kon Lougaloo nag bu ko Omar Ba tuddee fas Lougaloo ñëw raw. si course bi ngeen génn. damay laaj ni dafa toog ñeenti dimanche yoo xam ni. dawul lu waral loolu. lu waral loolu mooy stratégie Lamba Fall rek. Lamba Fall du nu participer fas chaque dimanche chaque course. ñoom buñ la gisee nga daw am mal placé dañuy laaj defar dañ lay defaraat buñ la defaraatee ba nga baax indi la bu ñëwee buñ gisaatee ci yow résultat du tey duñ la dawalaat mais dañ lay gën a waajalaat. ndax fas yi ku ci nekk tey war nanoo mën a dem ba surclassé leen ñu dem yéeg ay 3 ans wala ñu yéeg groupe 1 yooyu yëpp stratégie la ak dafa laaj liggéey. waaye écurie Lamba Fall seen entraîneurs yi macha allah danoo xam li ñuy def. mën liggéey ànd ak fair play waaye nag di ci nuyu ki nga xam si ni Pape Sall mi nga xam si ni mook Omar Ba ñoo nekk waaye élément bi ñu génne sànq muy sunu papa président Cheikh Tidiane Niang moom dañ koy wax gàcc ngaalaama ndax nit da nga nekk ci waar di ci liggéey ba dégg daal yi moom dégg na daal yi ci course tey fu course àgg mooma tey jëlee na lu bari ci course da ngay xool chaque année course Sénégal dañ leen invité Arc de Triomphe France saa buntu demee mébétam mooy lu am ci Arc de Triomphe mu indi ko Sénégal waaye ba mu demee Arc de Triomphe gis fa box du ko indi benn fasement la tout départ tey ñoo ngi koy wax ni liggéeyam ci course ñoo ngi koy ñaanal yàlla def ko mu kawe njottam Papa Cheikh. ndax Père Cheikh Tidiane Niang dañ koy ñaanal yàlla guddal fanam ndax course yokk na ko. ndax boo seetee course bu njëkk dañuy tàllal élastique. bu ñu tàllee élastique facile jugandoo. te bu yàggee xuloo dina ñëw. ñii jaar fii ñii jaar fii. ñee jaar fee waaye Papa Cheikh Tidiane. loolu lépp lu ko jeexal Matar. ndax boo seetee tey jii boo demee France
li am Sénégal moo am France. fas yëpp a méngoo dugg si bosku bi. kenn du mal départ boo déggee sonné bu jugee rek ñëpp jugandoo. kenn ku ne sëkkatal sa morom ba koroog ñu arrivé. te ji nga Cheikh. góor gi Cheikh Tidiane Niang. dañuy ñaan yàlla guddal fanam. ndax ndey ji Cheikh la. dafa tëddee ndey ji Cheikh bëggul kenn lu ko métti keroog ba Covid bi ñëwee. ñu ne dañuy dawal 8 kilos. wax dëgg yàlla mu jàpp ci jàppan nga xam ne nii indi na gel madaar ba indi thermoflash ba léegi boo gisee course ba boo ñëwee dañ la koy joxoñ ba léegi Cheikh Tidiane day wax ne mesure barrière yi dañ leen ko jël muy koo xam ne ni comme le sëñ Koso wax moo jëlee départ ci élastique indi box ba mu indi demee France 10 box yi dañ lu ma mënta def naa ko yóbbu Sénégal nekk ku baax lool nag ñu gërëm nag suñu yaay Adja Cuut Diop waaw waa nag laaj Cheikh Tidiane Niang moom dafa décentralisé waaw Matar sooke yi ni ñuy dund si écrit yi boo ma ko doon wax est-ce que di nga ma ko mën a leeral. waaw xam nga léegi jockey noble la. ndax jockey fas wi bala ngaa war am nga dara. bu wàccee bu rawee am nga dara. bala ngaa def lenn balaa kii am nga contrat. ah ñoom dañoo am contrat. da ngay am contrat bala ngaa dem leen da nga écrit nangam laay war contrat nangam ngeen waxaale bu jubbu day mel ni nga war a fu bali. ñu ne am nga contrat bu jëm Barcelone wala nga am benn bu jëm fi ñaata ngay signé. ndeysaan waaye ne jockey bi balaa war am na lu ñu koy jox. boo rawee am na pourcentage lii foofu noble la. da ngay ji waaw xale yii nga gis nii ay ñoom Fallou Diop ay ñoom Saliou Kobar ay ñoom Ngañ koo ci gis mi ngi tabax kër wala mi ngi am compte bancaire. ndeysaan koo ci gis nii nga leen di gisee koo ci gis am na oto wala am na kër gu muy préparé wala am na compte bancaire parce que demoon nañ ba jàppee ko fo. waane nag seeni parents xam nañ ne lii dootul fo ndax léegi-léeg nga ñibbee téeméeri junni. ci gàttal. ndeysaan ci sooke bi rek. léeg-léeg nga ñibbi rek am sa poche dara li ñuy wax sa enveloppe jëpp nekk un état de grossesse trop avancé. kon sooke yi war ñoom gis nañ seen bopp si course bi. lay la ku ci da ngay gis xale yoo xam ne barki démb maa ngi gis Pape Seck ñu ngi koy nuyu bu mbaaw nga gis xale yi muy préparé presque ëpp na 40 yoo xam ne dañoo war a dawali. ndeysaan te seen papa leen di joxe. fas a barke. fas a barkeel. fas moo te barke li ci dund bëri. fas moo barke. li ciy dund bëri. ci fas yi nga gis li ci gars yi di dund bëri na wenn fas da nga gis juróomi nit mu yor seen dépense. wenn fas. papa Koso daana ko wax. wallaay. nee na dépense bi bu dee benn. jox ko fas wi kër gi tumuranke. waaw fas wi laa koy jox wacc kër gi sa baay daana ko wax. daan na ko def bu dépassé dee benn. bu dépassé dee benn. mu ni naa ko xañ jox ko fas wi. wala xam na loolu. ndax xam na ni fas wi mënul daral boppam. tey jii bu mën a leen daral boppam. duñu ko xañ. tey fas wi yaa koy jox mu lekk. yaa koy jox mu naan. mënul dara boppam waaye nit ki. di sol mbubb yor di takk tubéy di doxi soxlaam kooku mënal na boppam dara boo ko joxuli dépense bu génnee joxe boppam dépense waaye loolu fas rekk ko man dëgg la ndax fas nit yi dundoo bari dëgg la xoolal course nga gis écurie lëmb fas di leen dundal wallaay waaye da nga gis sax ku ñëw ànd ak fas ñëw ba ca course ba yàlla def mu ñibbi di yóbbaale dara waaw waaye mébétam xam na ni tey jii mook sport a ànd tey jii bu demaa waajaat bu ñëwee dina indi dara ndax jockey koo ci gis mi ngi tabax kër koo ci gis yor oto noble la nag parce que nag poom noble la ndax dimanche bu jot nga gis ni gars yi ñëwee ci course ba te ñi fa ñëw yëpp la yàlla teral waaye ñëw bi ni ñëw xooluñu ci sa am dañ cee xool ngir bëgg gën bëgg fas loolu Papa Cheikh lu rëy la Matar sooka yi dama leen gis nañu tuuti ñoom ñaata at la ñuy am pour soog a war. ça dépend da nga gis léegi koo xam ne ni mi ngi ci 13 ans. ça dépend da nga gis 15 ans. da nga gis ba 18 ans. mais loo ci mënta dégg. am na lenn sax xale ko man. xale ko man ndax xale yi ndaw ngay gis yii di rawante nga xam ne xale yu am jom la sama ma tudd rek ñu baal ma Fallou Diop. waaw Fallou Diop moom bëgg naa nga dikk si. picc mu rayu gaynde di félicité Omar Ba gis nga keroog grand prix bi. ndeysaan bi ñëwee grand prix LONASE bi ba mu rawee Omar da koy am. nun la defoon ci Cotonou de grand prix bi weesu ñu ne ba rek mu Cotonou génn. ñoo ngi koy jóo ba léegi noppeeguñu. Cotonou génn. Omar toog rek di jaay. segg jaay Omar toog di jaay. Fallou Diop Fallou gën rek tëdd. Fallou génn tëdd. yàlla def mu dugal grand prix chef de l'état biir écrit Lapp Faar te Omar nag yàllaa ko fay xolam. dafa baax lool bëgg lool course waane bëgg ñëpp yàlla booy def lu baax rek da lay fay. te Omar. yàlla def na ni fas woo nga xam si ni mooy Cotonou
daf ko bëggoon lool. waaye boo gisee ni Omar da cee indi ñaari favori. indi na ci Dalinkoor. dëgg la waaye boobu Dalinkoor nekkul en état ñëpp bàyyi xel Dalinkoor. fàtte Cotonou. ndek Cotonou nga ci biir. wallaay stratégie la. ndek Cotonou yàlla def musul am grand prix chef de l'état fas woowu nga xam si mu bëgg mu indil ko grand prix kon Omar lu mu am ci fas rek fas da ko fay. ndax ni mu tëralee fas. ni mu bëggee fas. amoon bi mu am ci fas. tey ji boo demee écrire lamba faat lu mat junni fas nga fa. lépp ci poosu Omar la leen dundal. kon lu mu am ci fas rek da ko mérité. lu mu am ci fas da ko mérité. waaye nag dimanche 19e journée bi. course bu mag 20e journée bi course bu mag dana fa am de. wallaay dana fa am Matar de. fas mooy lépp Matar. ndax boo seetee. Cheikhul Khadim mi nga xam ni. koroog ba muy jàkkaarloog tubaab bi jéewal. ŋàbbul karawaas ŋàbbul yat. si am ngelaw mu la war jàkkaarloog tubaab bi gouverneur ni foo leen ko fekk na ngeen ko jàpp indil ma ko ndar. waaye Cheikhul Khadim koroog jeewal la fanaan ak fasam wa. xëy yeewu tubaab bi xëy yee tubaab bi wuti ndar. ngelamu ku tudd fa tudd ngelamu. dëgg la ndax boo seetee sango yu baax yi fi nekk yëpp ku si masaana dem am ngelamu ngay war. ndax boobu oto amul. dëgg la sareet amul dara amul lu dul fas. dëgg la foo masaana dem xare fas rek ngay dem. dëgg la waaye Matar dama lay laaj question ba mu solo. fas dañoo am seen docteur yu leen di faj si biir kii bi. waaw ci biir paddock ba. waaw si biir paddock bi. waaw Alphonse lañ ko tudde xam nga boo demee lamb ji am na ardo. boo ñëwee ci lamb boo ñëwee ci course bi am na Alphonse. da ngay dégg ñu naan fas wi dem na Alphonse. Alphonse mooy mooy waaja lu ko léeg-léeg mbër ñu mooy dem na waaw léeg-léeg ñu xool fas wi muy sox wala mu am kii ñu ne nañ ko yóbbu Alphonse. mooy ardo waaw Alphonse mooy ardo ci course bi. ci course bi mu xool la xool état bi xool wax mën ngaa daw wala mënoo daw. ndeysaan. fas li ci nekk. fas la yàlla teral. nu koy suñu góor ga waxee El Hadj Abdoulaye Mbaye Pex. yal na yàlla guddal fanam waaw yal na yàlla guddal fanam ndax suñu royukaay la. suñu royukaay la bu ñu demee tey bay wax di kii rek na nga ko gërëm. def na lu ne. def na lu ne. def na lu ne. waaw damay wax ma jóg toujours na ko góor gaa nga toog tëdd Tuubaa waaye mi ngi ñu jege. li gën a neex mooy bu ñu juum wala kii rek mu jubbantuñu. dana fas yàllaa ko teral. loolu nag moo dal fas yi da ngay gis tey fas wi ñëw muy sox sax waa ji ko yor day mel na kuy bëgg a jooy. ngay gis fas yi ku leen di ñi leen di indi seen entraîneur wala seen parfum yi nga gis ni def fas yi. te fas yi mel na lu téye fi mu ne nii. or waaw wala seen bébé buy soog di judd bëggul dara métti ko. fas la yàlla teral. góor gi Cheikh. ndeysaan fas la yàlla teral fas la yàlla teral comme ni ko Pape Cheikh waxee fas rek moom xewla keroog sëñ Touba Xaadim Rasuul ngëlamu lu mu war. ngëlamu loolu boo demee dañ ko tuddee quartier ca Touba quartier ngëlamu. dañ koy ziar dañ koy ziar. di fa sànni parfum di fa sànni xaalis di ziar. kon fas. yàllaa ko teral. sama gars du sol tubéy fu mu dem ñu wër ko. sama gars yi daal tey kontaan naa tey nag gis ngeen génnoon nañ ci première course bi. ma ànd seeg Koso Mbaye Peex sama doom moom xam ngeen ne saa su ne moom mooy teewal fële sa Thiès hippodrome Ndioma Codou. damay ànd ak waa région ñu dem ci deuxième course bi xool Koso lan la nekkoon ci hippodrome Ndioma Codou. HN corde 9 numéro 2 Damel Latri la propriétaire Babacar Meññi Fall corde 1 numéro 3 docteur Diakharaj la propriétaire Hassan Azar corde 5 numéro 4 Taxwa la propriétaire président Sidi Mohamed Niam corde 2 numéro 5 je suis Safar propriétaire Ibrahima Sall corde 2 numéro 6 Mbambo King propriétaire Moussa Mbake corde 10 numéro 7 Soudou propriétaire Moustapha Bao corde 14 numéro 8 propriétaire numéro 8 Taïf ak Bayla propriétaire Dambao corde 12 numéro 9 ma sàcc gars yi départ nañ groupe 3 bi jug nañ groupe 3 bi jug nañ Damel Latir moo génn Damel Latir moo nekk ci kanam ak El Capo waaye Damel Latir jox na leen distance bu sori Damel Latir moo nekk ci kanam Damel Latir moo nekk ci kanam Pape Sall kan moo nekk ci kanam
waaw Damel Latir moo génn Taïf ak Bayla moo stop 3e position El Capo suivi de Mambo King Yok mais c'est Jaamu Yàlla qui ferme la marche Damel Latir moo génn ki ci topp mooy Taïf ak Bayla 3e position El Capo Moustapha Hacham suivi de Yok Mambo King Soudou et Taxwa. mais distance bi sori na de. waaw distance bi sori na mais fas yéene dañu leen a téye dañuy jàpp bu ñu amee benn nag bay dellu dañuy dëgëral suñu demee ba ci kaw nag ñu commencé daxali ko doole di feeñ foofu ak liggéey. mais El Capo téye na nag El Capo téye na fii nag gars yi rumb na gars yaa ngay téye gars yi benn gars yi dawalagul nag. Damel Latir moo génn ba tey rek mu Mbagnick Fall Damel Latir moo génn Bébé Diarra Top Taïf ak Bayla soo ñëwee 3e position kii moo fa nekk Yokku ak Mambo King waaw ki nga xamante ne mooy Soudou mi ngi ci ligne bi moom Manka Soudou def na avancement général Soudou ñëw na jege na. Soudou ñëw na. Soudou def na avancement général. Soudou def na avancement général ñëw na. waaw Soudou ñëw na. ñëw na jege na Soudou ñëw na Taxawaa mi ngi ñëw waaw Taxawaa mi ngi ñëw mais ba léegi rek ki génn mooy kële mooy Damel Latir. Damel Latir lim leen jox bari na de. Damel Latir lim leen jox bari na waaye gaa yaa ngi dawal de. gaa yaa ngi daa am na ku ñëw de kay ñëw kan la. waaw. Soudou génn na. est-ce que Soudou la. Soudou génn na. Soudou mooy 2e position. Soudou 2e position Soudou ñëw na. Soudou ñëw na en 2e position. Soudou ñëw na en 2e position. Soudou ñëw na en 2e position. Mambo King bu maître Moussa Mbacké. Mambo King ma nga ca kanam. Mambo King dawal nañu Jaamu Yàlla en 3e position. Jaamu Yàlla Mambo King Taxawaa ñëw na. Taxawaa Mambo King 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 Taxawaa Mambo Taxawaa raw na leen Taxawaa raw na leen Taxawaa manka Mambo King Taxawaa waaye ñoo ngi jaajëfal écurie Cuuj ñoo ngi jaajëfal écurie Cuuj ñoo ngi jaajëfal écurie Cuuj ñoo ngi jaajëfal Pape Cheikh Tidiane Niang ñoo ngi jaajëfal Papis Niang Adja Cuuj Mambo King Taxawaa raw na papa ku baax ñoo ngi lay jaajëfal télévision bi ngeen gis mooy Dakar TV International moo ñëw participer ci course tey nag bi mu ñëwee ba ci course mu ñëw fas yéene ñëw fii nga xam si ni mooy supporters yi ñii ñoo bëgg course te tey bu ñu gisee fas seen fas wala daw ñu war koo indi beneen anam ngay gis lu ne ngay gis tey ma bëggoon laa wax ni yow ban jàng nga def. jàngat bi ma ci am mooy comme ni nga ko waxee supporter dafay ñëw pour supporter fasam et d'abord dafa war a comprendre que ni compétition sport la ñu wax kenn neewul xeex wala guerre yow sa adversaire du sa ennemi donc dañoo wax rawante donc rawante mën nga raw comme mën nañ la raw course moom amul match nul donc da ngay ñëw sa fas boo ko indee soit day raw wala ñu raw ko rek mais en tant que supporter da nga war a intégrer que ni lii jeu la d'abord donc nekkul ne ay xiiroo wala ŋaayoo donc tu dois accepter n'importe quel résultat boo ñëwee il faut s'attendre à ce que mën nañ la raw comme mën nga raw. jërëjëf ñoo ngi lay jaajëfal li ñii ñooy course ñii buñ ñëwee ci course day neex buñ ñëwul ci course du am temps. waaw gis ngeen loolu mooy groupe 3 bi nga xam ni moo nekk fukki fas ak ñeent di 14 partants yoo xam ne ñoo bokkoon 2200 mètres di ko daw fële si hippodrome Ndiaw Koddu Matar Taqwa moo raw bu rafet. waaw xanaa di féliciter rek ni ko sëñ ko soo waxee ne mi ngi féliciter écrit Cuuj xam nga Taxawaa ñëw na def ko 3 minutes 4 li nga xam ne mooy 4 secondes
te taxawaa gis nga booy bi bi mu dawalee dana bëri rek moom mu daw téye li ñuy wax téye li mu yor bàyyi gars yi dawal leen yor mais bi ñu ñëw ci 500 mètres bi gis nga ni goos bi dawalee taxawaa kon ñu ngi ko félicité jël félicitation bi joxal ñu ko nag Papis Niang mi nga xam ne nag day kenn ci ñun di doom ci Alaaji Cheikh Tidiane Niang baax lool bu rawee rek war naa raw mu lu daal Omar Ba woo ko dal koso Papis bu rawee rek war naa raw ndax bàyyib Cheikh Tidiane Niang lu ne def na ko ci course wallaay kon victoire bi mu am du ko mérité ndax bu yàggul rek la jël teraanga yóbbu ko peex jox ko El Hadj Abdoulaye Mbaye peex ñoo ngi koy jaajëfal di ko ñaanal yàlla na ko ndam di jig Papa Cheikh kon ma démarre Roger rek ànd ak fële sa hippodrome Ndiaw Codou ñu dugg si 3e course bi ñu xew xool la xew Thiès dimanche bi ñu génn si 3e course bi waaw ñoo ngi noonu di jëm ci 3e course bi nga xam si ni mooy groupe 2 ñu war a daw ci distance 2200 mètres numéro 1 very good la propriétaire Omar Bawo corde 5 numéro 2 Nindi la propriétaire Iba Kole Bawo corde 4 numéro 3 Dieyna la propriétaire Sidi Ndaw corde 3 numéro 4 Altaïr la propriétaire Anna Thiam corde 1 numéro 5 Ndiouga Fall la propriétaire Samba Koura Diop gars yi jug nañu Ndindi Dieyna Altaïr very good Altaïr moo génn Ndindi ñëw na ci kaw Altaïr Ndindi le numéro 2 moo nekk ci kanam Ndindi Altaïr Altaïr ñëw na ci kaw Ndindi sëkkatal na ko waaye Ndindi Altaïr ba tey ña nga nekk ca kanam Ndindi Altaïr gars yi téye nañ Altaïr ñëw na ci kawam Ndindi en 2e position Ndindi Altaïr première position Ndindi 2e position 3e position Ndiouga Fall 4e position Ndiouga Fall 5e position Dieyna gaa yaa nga Altaïr Ndindi mi ngi ci kanam ba léegi Ndindi nga koy sakatal Altaïr ñëw na Dieyna ñëw na ak Ndiouga Fall Altaïr Ndindi ba léegi mi ngi ci kanam Ndindi mi ngi en 2e position Altaïr mi ngi ci kanam Altaïr Ndindi ñëw na ci kaw Altaïr 100 mètres gars yi bu ñëwee dañuy dellu ñaari wëndeelu la ñu am Ndindi ñëw na ci kaw Altaïr ak Ndiouga Fall Ndindi ñëw na ci Altaïr ak Ndiouga Fall Ndiouga ñëw na ci kaw Altaïr Ndindi Ndiouga Fall ñëw na mi ngi ci kanam Ndiouga Fall ñëw na ci kaw Ndindi Ousmane Sow moo ko wax écrit professeur Sakhir Thiam la Ndiouga Fall avancé na Ndiouga Fall génn na Ousmane Sow ko war Ndiouga Fall génn na doon nañu very good ñëw na seen kaw doon nañu very good ñëw na Ndiouga Fall very good Bomar Ba Senior very good Ndiouga Fall ñëw na ci kaw very good Ndiouga Fall moo gën very good Ndiouga Fall very good 2e position very good Ndiouga Fall very good Ndiouga Fall raw na deuxième numéro 2 very good Ndiouga Fall raw na very good jël na 2e position Ndiouga Fall very good loolu ngeen gis very good Ndiouga Fall raw na ko 2e position bi nga xam si ni mooy very good loolu mooy seen 3e course bi nga xam si ni ñoo daw fii nii ci hippodrome Ndiaw Codou Diop bu ci déggal loolu déggal lii rek gis nga Tambour Major tëgg ak mbabar ñoo ànd mënut a ñàkk
loolu Mara Mbaye yàgg naa def loolu Mara yàgg naa def loolu yàgg naa terale nit ñi nii. ngi fi woon Bàcc Jóob a ngi fi woon li leen fi jële ñu ñu fi bàyyi ñun ñii nañ rafetal suñuy diggante te xam ne àddina yàggul jëleel yi nañ leen jox seen gën. wallaay dëgg nga Mara Mbaye loolu nga wax am na solo loolu nga wax am na solo loolu waaye gis nga tambour major bi gis nga li mooy tambour major ñii mënuñoo ñàkk ci course ñii ñooy neexal course ñii ñoo bëgg course ñii tey fu course àgg ñooma tey gis nga lii rek gis nga lii waaye kenn du Dakar TV international maa ngi leen di jaajëfal ci liggéey bu rafet bi ñu liggéey waaye ma ànd ko sama cameraman nga mooy naar xoolal lii 3 minutes ñu ñëw ngeen indiwaat ko tey nan ngeen ko indee. ñëw jël ndam dem suñu yoon tey lañ ëpp sax yaakaar ci moom. waa ku baax ñoo ngi lay jaajëfal ñoo ngi lay jaajëfal ku ne gis na ni dimanche bee passé ni ngeen indee Aminou Ouma mu raw tey tamit ci dimanche bi ci 18e journée bi ngeen indi ko tey nan ngeen waajalaatee Aminou Ouma. waaw ni ñu ko waajalee dimanche passé dañ ko waajal ñëw daw raw xam nga dañoo war a confirmer waat tey te am naa yaakaar dañuy confirmer incha allah. jërë ngeen jëf gis ngeen fële si hippodrome Ndiaw Kodou la fa xew mooy 3e course bi mooy ñi nga xam ne nag mooy fas yi nga xam ni 5 fas lan muy juróomi fas bokkoon di daw 2200 mètres. muy course bi mètre Matar tey boo doon wax ci course bi ñu génn lan nga ciy wax. waaw xam nga gis nga Ndiouga Fall fi mu jëlee Altaï dafa nekk fas woo xam ne ni fas wu gaaw la fas wu mu préparé la mais gis nga Ndiouga Fall li ma lay wax course kenn mënu ko pronostiquer te dawuñu ba teer te yàlla dimbale na gis nga maa ngi dégg koso naan very good boobu am na lu mu yaakaar ci very good ndax very good tamit avancé woon na ba ñuy ñëw ci 2200 mètres bi mais Ndiouga Fall dana ko ma taxawal maa la gën a yittewoo ndogal yi waaw maa la gën a yittewoo ndogal yow toogal lu ma ndogu desal la moo tax mu jox ko 2e mais course daal di nga groupe 2 bi te yàlla dafa def bii di ñëw groupe 2 bi dañuy def fusion lañ jëm te nag xam naa dinañ ci ñëw bii di ñëw ndax ba bii di ñëw ñëw nañu te bel génn na te bel boo xoolee ñuy daw presque moom ci groupe 3 bi la daw mais bel bokk na tey ci fusion bi groupe 2 groupe 3 lañ boole te ñoo nar a daw te mais ñëng ñu ngi félicité Ndiouga Fall waaye di félicité Mara Mbaye sama xarit di kenn ci man gis nga lim def course bu jot mu indi teranga jéddi la ko ñoo xam ne nii ñu ngi woon ci course yi toujours di leen décorer ñoo xam ne yàgg nañ ci course Mara di leen génn di leen décorer ñu ngi ko félicité te buñ ko félicité rek félicité nañ sama waay ma jóg peex ma jóg ndeysaan sama doom day kenn ci man tey bu ma taxawee rek daanaka taxaw na ma jóg peex day kenn ci man bëgg ma lool. boo ñu doon wax Ndiouga Fall fan la soqe ko ak kan mooy waajuram si fas. Ndiouga Fall xam naa ne indiwuma papier bi pour xam dëgg ci parce que man il faut ma sukkandiku ci papier bi xam Ndiouga Fall. kan moo ko jur kan moo ko jur. ndeysaan mais Ndiouga daal toor fa kàll macha allah. fas bu mën a daw la. fas bu mën a daw la. ndax nag yàlla dimbale na ko tey mu ñëw indi premier keroog tamit bi ñu fi mujj amoon na premier moom Ndiouga Fall. ndeysaan koso. waaw Ndiouga Fall moom fas bu mën a daw la. deuxième bi nga xam si very good Omar Baaw moom loolu du réer ndax Ndiouga Fall dimanche bee ñu génn moo jël première. kon course amati na solo. waaye bala ñoo ñëwaat ci kii bi 4e course rek da ngeen may tuuti rek mu nga xam si ni Bira Mbay nekk ca Léona moo sama papa bu ñuy wax Moussa Mbay ñooy def lendemain Korité sargal Léona FM. ñu def parrain Kosa Mbay waaye tamit maa ngi nuyu laxaat borom iPhone nekk en face Massalikul Jinaan di nuyu laxaat Touba Belel nekk borom designer yi nekk marché HLM di nuyu Xaadim Mbay peex ak xujja jéey mu alaaji Papa Jéey ak soxna Xadi daan mi nga xam si ni moom ay kayit lay defar ku bëgg ay kayit rek boo ñëwee ci moom mu defal la ko ak Cheikh borom zone A taalibi Sëriñ Babacar Si doom nday Papis ñooñu mun ñoo ñàkk. waaw Kosa tey boo ma doon wax gawar. dama koy faral di wax dégg ñu naan boo yàggee mën a war nga war feeñ. bu njaab yàggee gawar feeñ. bu njaab yàggee gawar feeñ. lu waral loolu. loolu bu njaab yàggee gawar feeñ loolu boo gisee njab boo gis bu yàggee da nga fa gis ngawarkat. ka mën a war. ngawar bu waree ci njàpp nga koy xamee lu mu njàpp lu gaay dawal day téye. loolu moo waral ñu naan ngawar feeñ
ca njàmm la. moo tax ñu naan bu yàggee rek nga war feeñ. ndeysaan xam nga bu fas yi njaabee rek ba jóg. sa maam daana feccal fas. day feccal fas ba yëgal ko ci kaw étage. buur la. ndeysaan tey Matar. xam nga ni fas. mooy Sénégal mooy réew mi. course tey boo fi duggee Matar gis amateur yi fas yi gis tribune bi ni mu mel. gis sooka yi ànd ak fas yi. gis nga xam ne ñooy entraîneur fas yi ban jàngat ak yëg-yëg nga yam. waaw xam nga course ku nekk ak léeg-léeg nga gis ku nekk ak léeg-léeg da ngay dem làmb ji kii nee na bu mbër mi tuusee rek nga ñibbi. waaw am na ñoo xam ne bu ñu takkee am na ci course am na ñoo xam ne bu ñu takkee fas wi mu jëm ca box yi rek jaral na leen lu ne fas yi ni muy wongoo. may dégg ndax ñu bari looloo la ni ñoo xool fas yi rek la ni. Baye Sall da koy wax Baye Sall parce que bu wongee ba kanteer Baye Sall loolu da koo neex. da ngay gis ñoo xam ne ni bu leen fas yi dawee romb rek jeex na ak bu ñoo xam ne bu ñu leen fas yi rëg fas yi ñu ne départ damay gis sax kuy taxaw si fas yi di ko raay. waaw am ñoo xam ne sax course bi sax intéressé wu leen xam nga leen intéressé. ñëw ànd ak fas yi dund ak fas yi moo leen intéressé. ñoo gën a soo xam ne balaa fas wee départ. nii lay def. di jaay stress day mel ne bu toogoon ci nen du toj. stress sonal ko. fas li ci nekk dafa bëri. ndeysaan. lu ci nekk dafa bëri da ngay gis koo xam ne ni fas wi na génn rek mu gis ko da ngay gis bu ñu ubbee oto bi gisoo gars yi daw wër leen. bu ñu ubbee oto bi fas yi di wàcc rek dañ leen di wër ndax am na ñoo xam ne loolu rek a leen ci neex. am na ñoo xam ne dañuy xool fas wi ba seen rongoñ di toq. ndax bëgg fas la yàlla teral. man ba tey damay gis xale yi. xale yi nga xam ñooy sooka yi di war fas wi. âge bi ñu toll ak fas yi tamit li ñuy daw. distance bi muy daw ak rigueur bi ñuy dawee. xale yi noonu nan lañ ko atténé ak tamit nan lañ mën a toogee si fas yi ba yor bay dawal fas yi noonu. man damay jaaxle lool. bu zook bi daanoo fas bi da koy tëb. fas bu zook bi daanee du ko laal da koy tëb. du ko gaañ. déedéet bu la gaañee gisu la. moo tax gisoo balaa course bi commencé ñu di leen wëral géew bi fas fu mu xas ba jaar jeex. dañuy am ci mu gaay sax. waaw. non lépp lépp ci. mais jockey. waaw. bu daanoo ci kanam fas du ko mais jockey du caaginu dañuy jékki-jékki rek war. waaw dañu leen di defal formation 2 ans. ndeysaan jàngal leen ni ñuy toggee ci fas. ak ñi ni yoree birdon yi ak ñi ni téye cravate ak ban position la ñuy dawale. ak nan la ñuy dawale. di leen won corde yi. yi ñu war a dugg ak fi ñu war a jaar. yooyu yëpp dañ leen ko jàngal bu ñu leen ko jàngalee nag léeg-léeg nga gis jockey bu daan fas ba da koy tëb waaye léeg-léeg nga gis jockey bu daan rek fas ba jaar ci kawam li nga wax rek bu ko gaañ du ko gisul. kon nag loolu moo am ci course ndax jockey yi dañ leen di jàngal ñu ni dawalee. jërëjëf Matar jërëjëf Koso xam ngeen ni 3e course bi moom lañ génn noonu fële sa hippodrome Diamacourou. damay dem Roger rek ñu dugg si 4e course bi. fekk fële sa hippodrome Diamacourou Koso Mbaye peex sama doom saa su ne mooy bokk moom plateau bi ci mbay kenn du yow. ñu dem Roger ànd. marem ndax non Dallinkoor bu sunu maam yi bokkale baaw a génn Dallinkoor a génn yam goone bato maanaam borom ndike sekk jaay no waaye maa ngi jaajëfal professeur Pape Sall mi nga xam si ne moo nekk équipe la bi ba far Dallinkoor génn na marem daa moo ko sëkkatal Dallinkoor génn daal laa ilaaha illallah fi mu toll nii nag dañoo def benn dag. def nañ benn dag neexagunoo Cissé. ki nga xam ne daal moo gën a gun mooy Dallinkoor waaye marem daa dimanche bee passé def na lu ne ram moo raw tey nag mu ñëw ànd ak Dallinkoor nu gars yi jóg nañu waay li mbaa jàmm la Dallinkoor waay Dallinkoor gëjoon nañ ko gis Dallinkoor marem daa ñëw na ci kaw Dallinkoor écrit Adja Cuut waaye ñoom ñëpp dañoo def benn tànk neexu gunóo jugé marem daa sëkkatal na Dallinkoor am na ku nekk ca aras ba ña ngay commencé dawal ña nga ca rapido ba ñëw nañ Rayane génn na dama tiit Rayane génn na na rapido ba fay na ko la aras ba dem tournalu dara jolof ba la Rayane ay li kenn musu ko gis Rayane ñëwaat na
Baye Cheikh Mbaye Rayane ñëw na Rayane ñëw na Rayane ñëw na Rayane ñëw na Rayane ñëw Rayane ñëw na 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 Rayane Rayane Sall ah mais ñii gars yi juum nañ de gars yi Sanu Sall nekk moo raw Sanu Aminou Ma numéro 4 Aminou Ma la Aminou Kouma raw na sallallahu taala wa sallam parce que Aminou Ma du rawee day fas bu sooy ci ñun ndax dañ koy xoolee professeur Oumar Bao ndax professeur Oumar Bao li mu liggéey ci course ñëpp xam nañ ko nekkoon na pionnier de l'élevage équin au Sénégal donc fas bi du dawee raw dañ koy sant yàlla li muy daw nag valeur am rek lay wane waaw. Omar ñoo ngi lay jaajëfal tey gis nañu dimanche ba le passé Aminou Ouma ci la am première am tey nag mu ñëwaat amaat deuxième première am tey loo gis ci Aminou Ouma. donc Aminou Ouma moom comme ni ñu ko waxee cheval bu constant la doo dee xool bi muy daw ba léegi xottiwul aussi début de saison daw si woon dafa am lu ko gàllankooroon mais léegi mi ngi daw di def ay résultats fas la boo xam nag li muy daw ñu bett ñu ko juddule merci. mais lan nga wax tey waa écurie Lamba Far ku ci mel ne Pape Sall mi nga xam si moo ànd ak yow jàppale la indi fas yi ñoom ñëpp ñu ñëw ba sa fas yu raw lan nga leen wax. di leen encouragé li ci jiital sama mag Adama Bao ak suñu papa Iba Kole Bao bi nga xam mooy suñu kilifa ak Ngagne Diouf ak ñoom Pape Sall ñoom Mody Café parce que ñun ñëpp benn la écurie Lamba Far benn kii bu am solo la donc ñoom liggéey bi ñu ciy liggéey dax man du ma ci liggéey parce que man damay ñëw seetaan rek dam sama wax dëgg yàlla ñuma moom dendalewu ma ko benn fas sama àdduna dama lay wax dëgg rek ndax maa ko juddule ndax ki ma ko bàyyil moo tax muy professeur Oumar Bao donc du ma ko bàyyilee dama ciy def lu ma ci mënul def sax dinaa ko def pour mu gagner donc jërëjëf Omar. waaw gis ngeen moo nekk noonu moo doon 4e course bi fële sa hippodrome Ndiaw ma koddu mooy fas yi nga xam ne mooy ñin boole diffusion yi mu doon fukki fas yoo xam ne ñoo bokkoon di daw distance bu sori Matar. waaw xam nga tey Aminou Ouma bi mu rawee. Omar Bao day wax fas wu ma am ñëpp ma gënal waa ne Aminou Ouma moo ma gënal gisoo bu Aminou Ouma rawee mu daw giblé ndax moom dafa bëgg Aminou Ouma boo waxee Omar laaj naa ko keroog Omar lu tax bu Aminou Ouma rawee rek ma gis ko si kam mun a 3 mois benn fas bu mu amoon mu tuddee 3 mois. 3 mois na mu. mu daanu na. dafa daanu waaw yàgg na. mais lu mu am ak lu mu bëgg rek 3 mois la. ndeysaan moo tax mu bëgg Aminou Ouma ndax 3 mois moo waajur la ci Aminou Ouma moo tax nag mu bëgg Aminou Ouma déggoo mu ne Aminou Ouma dama koo bëgg ndax Aminou Ouma sax keroog dégg na ba kutunu daanoo. ñu ne kutunu daanu dana mbaa Aminou Ouma dara jot ko. ndax bëgg day am ci xol te moom dafa bëgg na lépp waa de Aminou Ouma ñu ngi ko félicité ci Aminou Ouma lu mu def keroog wax dëgg yàlla di félicité tamit deuxième bi Rayane di kenn moom tamit keroog tamit wane na waat boppam mën naa am dimanche bii di ñëw engagé waat na yàlla mën naa def dara. waaye daal ñu ngi félicité Omar Bao. Koso. waaw Omar Bao ñu ngi koy félicité mais tey fii nii ci 4e course bi ci ñoom Aminou Ouma dafa am benn erreur. parce que ñëpp dañoo yaakaar ne Rayane bu Alé Diagne moo génn. diggante Rayane ak Aminou Ouma du noonu roo ñëpp stade bi yëpp juum. ñëpp ñoo juum dañoo yaakaar ni am Rayane moo raw ndeke Aminou Ouma la. waaye dañ ciy jaajëfal Omar Bao ndax li mu wax bëggeel dafa am tey li mu wax élément bi mu wax boo ko déggloo rek xam ne dafa bëgg fas wi. tey bi mu rawee naroon naa tur xewal sax. waaye dañ ko ciy jaajëfal di ñaanal nag sëriñam bu baax ba di sëñ Mountakha Mbacké xalif général kulu murid ñoo ngi koy ñaan yàlla may ko gudd fan wu ànd ak wér yàlla defal ko jàmm dafa toog ak moom ni ko Sëriñ Touba Xaadimu Rasuul dafa amoon fas wu tudd Aminou Ouma fa la tur wa jaar ba mu tuddee ko Aminou Ouma kon nag façon wii nga xam ne mooy Aminou Ouma yàlla na koy yàlla defal jàmm yàlla musal ko ci cat ba mu yàlla defaat ko mu ñëwaat amaat li Omar Bao bëgg rek. Koso lu tax course hippique tey ku fa dugg. hippodrome Ndiaw ma koddu sa xel dem si Omar Bao Senghor. parce que nit li ma wax rek nii nit di nga nekk ci yëf di liggéey ba dégg daal yi. daa dégg daal yi moom ni mu mer la rek ci course tey ku dugg bu fasu Omar Bao dawul sax da nga naan course bi amul xot damay génn ndax loolu moo ko liggéey.
moom Omar Ba moo liggéey loolu. Papa Cheikh. ndeysaan gis neen koso loolu mu ma wax si Omar Ba Senghor ak 4e course bi ñu génn ba tey dañuy ànd ak waa Régie ñu dem xool koso Mbaye Peex fële sa hippodrome Ndioma Koddu si course bi nga xam ne nag moo mujjee muy 5e course fële sa hippodrome Ndioma Koddu ñu dem ànd ak Régie te ñëw. gaa yi jug nañu départ nan King As moo nekk ci kanam King As moo nekk ci kanam King As Bonifacio moo fa nekk 4e position Tawxiit moo nekk ci ginnaaw moo nekk en 4e position King As moo nekk ci kanam King As Omar Ba ko moom King As Omar Ba ko moom King As moo 2e bi Bonifacio moo fi nekk King As Omar Ba Junior moo nekk ci kanam King As numéro 2e numéro 4 taxawit. asalaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki adduna bi mbokki turfis yi lii ngeen gisoon nag seen course 18e journée bi amoon ci hippodrome Ndioma Koddu Diop waaye télévision bu mag bi nga xam si ni moo di Dakar TV international ñëwoon fii ci hippodrome Ndioma Koddu Diop waaye seen émission bi bu mag bi nga xam si ni moo di Ngawar gi amateur yi nga xam ne yéenay seetaan saa su ne course épique ñu ànd ko yéen seen télé bu mag bi Dakar TV international waaye tey nag maa doon kook sama ñaari nit ñoo xam ne ay naataango lan muy Matar mii toog ak koso Mbaye Peex Matar tey loo boo doon tàggoo tey looy tàggoo. waaye di leen gërëmaat rek di féliciter borom kër gi di ñaanal waa Dakar TV yàlla na leen yàlla defal jàmm ndax ñun waa course épique boole nañ ñu ci di la gërëm Baye Cheikh di gërëm koso waaye ne di gërëm sama yaay ca Daara Jolof Ajaratu Penda Nguy Sekk ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm ñu ñaanal waa kër gépp ñaanal Balla Ndaw nga xam ne maag moom chaque jour course ñooy ànd di ñëw Balla Ndaw ñu ngi koy gërëm jël na ngërëm gi tey tegal ko sama loxol waay muy El Hadji Aliou Dia le premier magistrat de la ville de Mbëlëxe nga xam ne jàppale na Mbëlëxe taxaw na Mbëlëxe di sama sëriñ di sama lépp nga xam ne nag barki Dembo Ndiaye la jël morgue bu bees tàq defal ko waa Mbëlëxe kon nag ñu ngi gërëm Aliou Dia di ko félicité. koso Mbaye Peex looy tàggoo. waaw Papa Cheikh li may tàggoo mooy damay jaajëfal ñëpp di jaajëfal mbokki téléspectateurs yi ak waa Dakar TV international waaye di jaajëfal sunu papa ji nga xam si moom télé bi muy Noa Camara bi nga xam si ni moo autorisé ñuy dem ca hippodrome Ndioma Koddu Diop waaye damay jaajëfal waa Peex ña nga toog di ma seetaan ñoom Astou Mbaye ñoom Wali Mata sama mag ñoom Dame Diop nga xam si ni kenn la sama papa ma nga toog ca Peex di ma seetaan ak ñëpp ñi nga xam ñoo ngi seetaan waaye damay jaajëfal Abdoulaye Mbaye Peex di ko nuyu di nuyu sama yaay Astou Mbeng waaye tamit damay ñaanal sama yaay Binta Diouf yàlla fëgg boppam ba mu jub di nuyu nag sama yaay Ndumba Ngom ñëpp ak Fat Dieng mi nga xam si ni moo nekk kër ga maa ngi nuyu ñëpp daal di leen jox chaque samedi 2h à 14h à 15h ci émission bu mag bi nga xam si ni mooy Ngawar gi ci Dakar TV international. yàlla def jàmm jërëjëf koso Mbaye Peex jërëjëf Matar saa su ne nii leen koy ànd ak yéen seen émission bi nga xam ne mooy émission Ngawar gi fii si Dakar TV international waaye tey nag ngërëm gi dama ko jël jox ko sama mag jox ko sama xarit sama idole ki nga xam ne tey jii bu ma génnee nit ñi xool ma yàlla ak moom la muy sama xalifa papa ki nga xam ne sama papa dafa dem bàyyi moom te dara ñaawul muy El Hadji Abdoulaye Mbaye Peex jàmbaari Serigne Bamba kooku tak moom tey moom lay tëjee sama émission moom lay nuyu maa ngi koy ñaanal Mbaye yàlla na yàlla guddal sa fan Mbaye yow nu nu mel yow bu nu demee bay wax nit ñi duñu dégg grâce El Hadji Abdoulaye Mbaye Peex jàmbaari Serigne Bamba tey nag yow laa may tey plateau bi maa ngi jox rendez-vous ñëpp samedi 2h ci émission bu mag bi di émission Ngawar gi c'est hippodrome Ndioma Koddu course épique jërë ngeen jëf